li ñu waxtaanee tey ci actualité Fatou mooy xutba yi d'abord. xam nga tabaski président Doudou Wade mi ngi koy wax sànq xewu diine la mais imam yi dañ ci faral bu ñuy xutba am ay tonalité bu ñuy jox seen discours mais ñu seetlu que ni discours yi buñ doon xool nga xam ne moom moo charpente discours yi ñu dégg yëpp ci tabaski bi mooy li ñu tuddee insulte sur le net. ñu bari wax nañ ci ne société bi exactement société bi daanaka amatuñu repère lan moo tax ñuy saaga ci net bi di dem bay saaga njiitu réew mi mu bari ci ay yu bari ku nekk ak ni nga ko gisee am na ñu ne ñu ko bëgg a jiiñ internet am ñu ko bëgg a jiiñ yar bu manqué ci société bi am ñu dem ba ne bu fekkoon ne ba mu dooree ña ca waroon a wax nañ ci duñu yegg si fii mais mbir la moo xam ne dañ koo bàyyi loo xam ne jaaxal nañ ñëpp ñu ciy doog wax parce que benn waay daf ma wax mu ne ma muy njiitu réew mi di Moustapha Diop di Cheikh Tidiane Gomis di ku mënti doon ñoom ñëpp ay waajur rek la ñu am waajur yëpp benn su fekkoon ne kuñ ci saaga sa waajur ña ko war a régler ko du ñu agsi fii mais dañu bàyyi ñuy dem di dem ba ñu saaga koo xam ne xëy na waruñu ko woon saaga moo tax coow yu bari ñu bari ne boo gisee imam yu baree bari di ci wax c'est parce que njiitu réew mi lañ saaga moo tax ñu wax ci alors mu dat lu intrigué nit ñi lan moo tax ñu togg foofu président Doudou nekkoon na assemblée nationale bu Sénégal am loi yu bari voté nañ ko ci réew mi fekk na ko fa am na yu doon xew bi mu nekkee ci pouvoir bi ñoom wax nañ leen ne bu fekkoon ne réglé woon nañ ko waroon réglé du fi yegg si mais tey jii am na ñuy jóg di yëkkati ay kàddu yu ñaaw am ñu dem sax bay wax naan est-ce que ñi koy def jugewuñu ci parti démocratique sénégalais nekk ay sympathisants wala ay jege ñaane wala ñu yónni mais en tout cas laaj bi mooy lenn lan moo tax ñun ñu agsi ci suñu classe politique bi ak la société en général ba fii saaga baree fi ba imam yi di ci jóg di ci wax ci tabaski yi. bu ma fi fekkee commencement crainte yi ma am ci deuxième match bi sentiment yi ma am ñu dolli suma ci loolu ma am tiitaange pour talaata ñu jóge fii am di Moustapha Dem ñu am yaakaar ne bu ñu dajalee def ni dinañu gagné dellu si ci artiste bi jëkk a woy Ismaïla woy lu daan yàgg mais woy démocratie dégg naa ko mu ne ci laay jëm léegi après mu ne démocratie xaar la bu nekk ci raay moom moo ko wax de bu jàddee déraillement day am fekk na maam góor gi Njaay woyoon na ko moom maam góor gi Njaay waaw nee na mu ne saxaar dafay autorail dafay daw ci raay bu teggeeb raay mécanicien jooy donc démocratie boobu ñu am foofu lañ jëm léegi mooy mal utilisation bi di sant aussi xale bi fi jóge léegi di ko gërëm ci benn phrase bu mu wax wan nañu ne moom du gedd noroom il tient à son héritage ragal naa ne bu soobee yàlla du réer parce que nit waaw ba pare di gërëm suma jigéen bi ci moment yu ndaw yi ñu fi aw rek ñoom ñaar parce que lu nekk dafa am lu mu lay fàttali lu neex ak lu naqari suma xel dem na ci mëngoone ak Ndiaga Mbaye échange bu ñu créé moo lay wan ne suñu culture suñu àdduna ñun am nañu lu bari lu ko mën a defar te xale bi wax nañ ko luñ ci war a def rek nit ñi wax nañ ko pare te lii nga wax ni nit ñi waxoon nañ ko bu yàgg xam nga Sénégal dafa toll ci benn jamono boo xam ne bii ci li ñu jóge léegi nii wax nga ne sëriñ si xutba nañ ko c'est vrai ci yi ñu xutba nañ ci loolu mais waxte ci deneen loo xam ne lii aussi noonu la mel maanaam wax nañu ci injustice ak inégalité ak équité loolu rek ci rajo bi rek laa ko dégle ak kii mais man suma imam maw ci sunu jàkka sunu sëriñ sunu nijaay Maodo Lo imam ñaa mu ngi xutba ci benn phrase benn aaya yàlla bu muy wax naan lu tax ngeen di wax lu leen dul def lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def ak tëkku ba ca waxaat foofu la yem parce que moom at bu nekk ak koor bu nekk dafay jël benn phrase benn jikko benn jëf ci loolu la ñuy yem mais loolu aussi dafay indi ci lële li xew ci réseaux sociaux yi te imaam yi wax ko nañ jàpp ne du suñu aada du suñu dundin boo masaan romb xale mu saaga ngay dox mag di rox fekk xale bu saaga daf koy altu ne ko yaa ñaaw làmmiñ ñàkk kersa
bu dabul ñu dóor ko. mais léegi fi ñu toll mooy dañuy fay pour seetaan ko. waaw. parce que boo taxawee ci internet di ko xool. yaa ngi fay courant yaa ngi fay crédit pour xool ko. te nit du xool lu yàgg lu mu buggul xool bu yàggee ci dara rek am nga ci ngistal mooy foofu ñu toll nag situation réew yi moo toll noonu ak démocratie ak lu la neex wax ak li nga xam ne aussi moo la adduna bi dundee léegi sur le plan internet ba pare ñun ñëpp nag. ñu bàyyi suñu njaboot ñu délaissé leen bàyyi leen téye nañ leen lii rek mais au fait dañ leen dénkaane pour ñu yar leen. min naan mi la ñu kii leen di nàmpal la ñu gëj a miin. crèche la ñuy gëj a miin xamuñu bàjjan xamuñu maam ci benn appartement la ñuy màgge fa lañ jëm ñëpp ci appartement la ñuy dëkki ñu bàyyi ko ak mindaan bi bàyyi ko ak jardin d'enfants kenn yaroo ko mujj gi mu ngi yaroo ci émission yi ngeen di def. bu boobaa nag da ngay am comportement mbedd boo yaree yaru kër am comportement kër. nga yare yaru daara am comportement daara nga yar yaru biti am comportement biti. foofu la situation rek. alors nga ne jiiñ nañu ko mais gëmuma loolu. xam nga nit ñi il faut que ñu espérer seet nit ñun saagawuñ kenn je ne pense pas. xëy na gars yi dañ def ay comparaison léegi ne lii yàgg na. waaw yàgg na effectivement. du tey du bés wu tudd turu nit. ak di xas nit mais nañu fàttali ko rek ne amul benn ñaawteef boo xam ne boo ko xalaatee sa biir xol man boo ko xalaatee sama biir xol te mu jubli ci Ablaye Wade ak njabootam naxariwu ma sama xol jooyul mais kooku daf ko muñ. Ablaye dem na ba feccloo ay mag ñu wër gi deena mag ñaa ngi fi jiite réew mi tey wante nag xam nga àdduna yàlla dafa am nu mu dundee bu ñu ko toppul ñun te ci ni mu bëggee ñun mu fayee ñu ko ñun ci ni mu bëggee moom yàlla bu ñu ko toppul ci ni mu bëggee moom moo ñu koy fayee ca moom na mu bëggee te boo moytul nag la ñu defoon la ñuy fay lu ëpp. dëgg la waa ji nee na ki dooroon di jaayam ba diri ko jarbaa dama ko diir ba diri ko ne ko fii yamal fi mu ne ko déedéet du ma yem fi dama lay wis parce que da nga dooroon sa ndijaay donc loolu am léegi nii il faut toute une organisation pour mu dellu si ñëpp wax nañ ci mais am na ñu ngi ci commencé wax procureur wax na ci tribunal wax na ci avocat yaa ngi wax ministre de la justice dégg naa ko tey ci Tamba mu naan kenn bàyyeegul Assane Diouf donc loolu yëpp moo lay won ne bu ñu limité yaru réew mi ci benn nit bu ñu limité war ma nit kilifa yi ci benn nit du sotti mais xoolal ñi fi saaga woon ñëpp ba commencé ci président de la république Macky Sall bi ñi mu ànd ak moom tey ñooñu ñoo ko fi saaga yoo xam ne il y a ñeenti at juróomi at lu ne lañ ko wax mais tey dañ ñoo ko gën a jege yor ay pouvoir mu jox leen ko. est-ce que bu ñu benn waaye daf ne kii sem Souleymane Jules Diop récolte Assane Diouf est-ce que bu ñu demee ba taxaw président assemblée nationale deuxième personnalité de l'État du Sénégal taxaw ak ay militants ay responsables mu ne leen ay imbéciles ngeen ñu dem ba premier vice-président wala deuxième vice-président bu assemblée nationale yëkkati ay saaga jëmale ko ci njiitu réew mi même si bu fekkee ne boobu faloogul est-ce que kon réew mel noonu war nañu jaaxale ñun li tubaab doon étonné war nañu étonné wala ñu surpris gis Assane Diouf boo xam ne xamuñu ko yorul responsabilité wu kenn woteelu ko ci dara mu saaga ko neex. dañuy wax naan dafa am ñoo xam ne dañuy doon li ñuy doon par l'exemple. ci li ñu gis. dafa am ku dugg ci université fekk Serigne Diop di jàngale. Serigne Diop Sadaxta mu ne man maa ngi dugg ci classe bi tey mais balaa ma fiy génn fii ci université bi Serigne Diop laay doon wala duma doon leneen. am kenn koo xam ne kii dafa ñëw ci Thiès. fekk benn Serigne di jàngale di gàmmu mu ne man daal sama dund gi man jàngkat laa war a doon gàmmukat. gàmmu laa war a nekk. kenn xool El Hadj Diouf ne moom laa bëgg nekk. mais kenn xool Souleymane Jules ne noonu laa bëgg nekk mu ne naka la def bëgg si fi mu ne dafa saaga mu saaga. donc bu ñuy jaaxle il ne faut pas s'étonner. man du ma bett. parce que nit ki bu gisee nit def dara mu mel ni daf ci am récompense ay la yëwén xam nga boo gisee nit sàcc rëcc sax boo moytu nga sàcc. boo gisee nit fen rëcc boo amul doole tam nga rëcc te comme dañuy am ay yàlla daf ñu muuraale ay faiblesse nañu nangu ne am na ay erreurs ak ay fautes qui ont été commises loolu am na wante woon bu ko nit ñi waxee du
agul sax barke dem rek jubaat na fi ci rajo bi benn autorité ci élection législative yi passé wax dara jëmale ko ci président de la république te muy président de la république muy président moom ñu bokk parti ngoonte woon bu ko keneen defee ngoonte warul bett nit ñi. est-ce que kon duy baax suñu nekkee ci tabaski nga xam ne imam bi jiite xam na ne ñëpp a ngi koy déglu mu bañ a limiter son discours à stigmatiser par exemple on a beaucoup parlé du cas Assane Diouf est-ce que baaxul kon si imam boobu kon dégg naa si imam yu mel ne ñu nekk Mbour par exemple clairement ne la responsabilité première mooy responsabilité wu la classe politique mais la classe dirigeante en général mooy ñëpp ñi nga xam ne dañuy jiite ay nit ñooñu la ñu war a indexer d'abord bala ñuy indexer keneen koo xam ne xëy na moom yorul benn responsabilité. man d'accord ma ci loolu Moustapha xam nga d'abord que man li ma dégg ñuy wax ci Assane Diouf bariwul man déglu naa l'imam Ndiour de Thiès. de Thiès. amul lenn moom préfet dafa gedd. ma ne amul lenn loo xam ne. luy defar réew ak lu bon ci réew. lu imam Ndiour tegu ko ci kanamam. ci ñëpp nag ci man. wax na ci man. ci man ni ma war a mel te melu ma ko. wax na ci gouvernement bi li ñu war a mel. wax na ci député yi war a ñëw. wax na ci sëriñ si wax na ci ñëpp. mais lépp luy defar. wane na ko lépp lu yàq lu ñuy defar waxe na ko. moonte du problème mu Assane Diouf problème Abdou Diouf ñun ñoo ko bëgg a àggal fu mu àggul. bi ci des mooy ñeneen ñi wax na ne wax naa ne suma imam man. nga xam ne moom laa toog di ko déglu. mu ngi may laaj di ko laaj jullit yi di ñu fàttali ne lu tax. ñun nit ñi ñuy wax lu ñu dul def nit bu demee bay wax lu mu dul def jubboo awul ci yoon wi mu tax mooy jubboog boromam mais loolu limité na yëpp par conséquent mais bu ñu ko jiiñ rek ne homme politique yi la homme politique yi du ñu ay nen yu ñu toj du ngelaw lu ñu ëf jógewuñ mars ci mars ñun ñii ñoo leen jur ñu homme politique yi ñooy pàpp nit ñi ñooy pàpp sëriñ si ñooy pàpp taalibe yi ñoo jur élèves yi ñoo jur universitaires yi ñoo jur footballeur ñoo jur basketteurs yi te ñu ngi génnee ci kër yi mais tant que yar bi ñu doon yar ci kër yi mën nañ ci def leneen mën nañ ci yokk leneen ci biti mais tant que yar boobu gënul dëgër yar bi jóge ci waajur ci papa ci yaay ci mag ci njul ci selbe ci militaire ci école tant que yar boobu dëgërul xale bi boo ko bàyyee ci mbedd mi yar ko wala boog mu nekk koo xam ne kii dañ ko façonné dëgëral ko alors ci actualité wu tabaski boobu la ñuy des ba léegi imaam yi xutba nañ mais njiitu réew mi aussi xutba na ci xutba wu njiitu réew mi lim ci wax bokk na ci ne jot nañu waxtaan bu ne yéen a tax ñuy wax mooy la classe politique surtout opposition bi mu ne waxtaane élection yi par exemple élection yi ñu jàll waxtaane élection yi jàll mais waxtaan nan lañ mën a def pour mu gën est-ce que tey jii dès que mu def d'ailleurs son discours moom le chef de l'État dañu gis seen parti le parti démocratique sénégalais xaaruñu sax def beneen discours ne def beneen communiqué ne dafa am ay préalable yoo xam ne moo war a jiite dialogue lan moo tax mu difficile dialogue entre le pouvoir ak opposition bi fi nekk tey jiite yow nga bokk si. Moussa xam nga de la pour dialogue lu tey mooy première fois bi bu ma commencé di ko lim dafay bari mais damay mujjee ci mujjee korité daaw bii lépp passé mu jàll ci référendum bi jàll ci wii bi ba jël fi sax moom ci boppam ne le 28 mai 2016 la jël ne at bu nekk dañ koy anniversaire am 28 mai passé na wala passé fan lañu toll. passé na septembre. dama defoon ne sax jotagul. waaw moo taxoon passé na te waxu ci dara. mais après mu wax ci foofu la waxee ne lañ ko wax affaire korité yi mu ne affaire korité yi duma ci wax. dama koy bàyyi ak borom diine yi. waaw religieux yi. loolu la wax. mais tey laajaat nañ ko te wax na ci. tey wax na ci mu ne bu doon décret mu réglé ko. waaw mais nee na. mënuñu continuer nii. parce que ñaari tabaski ëpp na. moo tax wax na moom mënul amul lenn luy xew ci Sénégal président ne du ma ci wax. président bi muy tabax daara moderne di tabax di tabax ay centre islamique di tabax këru chefu diine yi booba la nekk ci biir diine un président
bu toog Sénégal ne du ma wax ci waru diine du ma wax ci affaire diine l'islam taxawaayam du noonu mën na leen bàyyi ak seen cër mais la leen di organiser la leen di defar la leen di woo la leen di dajale ba ñoom fa ñu bëgg ci lu baax ñu àgg fa moom loxoom da ciy dugg te du ci génn alors woote naa encore tey mais président il faut ñu laaj ko est-ce que ñaari fan rek moo am ci àdduna bi pour woote Korité ak Tabaski bu coonee Korité Tabaski waaw parce que am na woote woon na fi ci dëju yaayu Samuel Sarr ba am ñenn ci yéen sax ñoo xam ne demoon nañ waaw loolu xam nga tontu woon naa ci nee naa président du il faut mu am bés yoo xam ne yi Sénégal bés bu nekk kenn moo war a dox toujours jàmm moom rek bu ñu ko doxee mu dox ko bu ñu ko doxul mu dox ko mooy président de la République mooy sunu président ñun ñëpp moo yor sunu bakken moom moo na xëy ëllëg ne man ak yow ak kii dañuy dem quartier dañuy guerre contre pays bu ñu attaqué te ñun dañuy dem quartier moom mu toog doomam dem du dem moom du dem ñun ñu dem ñun ñu demal ko ñun ñooy génn suñu poche di ko jox lu mu dundee di ko jox lu mu mayee di ko jox lu mu saraxee di ko jox lu mu voyage di ko jox lu mu dundee di fay ay voyage am di ko garder te duñu garder mu wonte woon moom moo war a jiitu ci waxtaan président dafa war a woo waxtaan mais waxtaan yi fi passé yëpp ay la yowén Sénégal yaa ngi may dégg président lii sama imam bi xutba tey moom moo waroon julli si foofu man ma julli si fële ndax président mu ngi ci da nga yaakaar ne bu grande mosquée bi muy xutba non man sama xalaat moom xam naa ne il faut est-ce que li mu bëgg na ko parce que wax na ko mais est-ce que jël na toutes les positions pour def la ko moo tax ñun tam ñu ne ko bi ñu demee bi mu wootee dañuy dem ñun ñëpp dañuy mere di ñun ne ñun tax ñuy dem opposition bi dañuy mere mais ñun loolu du tey ñun amul benn appel au dialogue bu Senghor woote wala bu Abdou Diouf woote te demuñu ci parce que dem ci duñu yàqal dara dañuy dem wax suñu soxla ñun bala ñu laata dem nag wax nañ ko ni lii il faut nga régler ko mu régler problème mu fichier électoral bi nga xam ne dañ ci fay 52 milliards man depuis les années 70 maa ngi voté ma dem yore suma carte CEDEAO dugg ci bureau 9 ñu ne ma nekkuloo ci c'est comme si on me considérait man Doudou Wade comme un non électeur président dafa maa amel ak man pour baalu ma ci loolu élection yoo xam ne ba 18 heures kenn commencé wul voté maanaam léegi ñu ne dañ doon bu ñu doon voté daan exemple laay joxe nii rek nga dem Touba ne bulletin Mouride amu fa dem Tivaouane ne bulletin Tidiane amu fa ngoonte élection yi fu mu jëm mais loolu mooy reyante leen et ce n'est même pas des élections parce que au fait li ma gëm man mooy président Macky Sall ak gouvernement principalement le ministre de l'Intérieur ñoo ko def à dessein ñoo ko tey ba pare nag mu woo ko gërëm ko sant ko ku def dara ñu gërëm la sant la mooy boo liggéey nga defaat ko waaw foofu nag fan la nit ñi ñëw ci ban situation ki toog ci néegam moom kenn di wax ak kenn bu ñu ko waxantee ci WhatsApp wala mu génn moo tax situation yi créé lii dafa bari il faut que président bi nekk un homme bu respecter l'égalité des citoyens respecter l'équité naka lay ngay mën a demee élection loi électorale wax lii conseil constitutionnel décidé leneen communiqué de presse moo ñu may pour ñu voter ak récépissé ba léegi assemblée waxu ci waaw ba léegi assemblée waxu ci waaw léegi nga bëgg nit ñi jëm fan mais loolu il faut président régler ko président il faut que mu régler ne la mu defoon moom te ñaareel ko ci biir ba muy voté ba ma waaji defaat li mu def nii sénégalais yi ñoo ko dul permettre ëllëg bu ñu nekkee nag ci baalante ak waxante dëgg ay la yëwén il faut que ñu waxante dëgg li mu def nii ñun ñoo ko dul nangu ëllëg te bari na ay sénégalais yoo xam ne yi duñu ko nangu ëllëg li compté mooy est-ce que am na ñaari sénégalais yoo xam ne dañuy jóg pour xeex loolu. d'accord alors ñu jeexal ci dara ndaxte waxtu wi tënk nañu lool te mi ngi commencé di guddi di fàtte d'ailleurs que ni par souci d'équilibre on avait convié Youssou Touré ministre membre du gouvernement. ba léegi xamuñ lan moo tax ñëw en tout cas jusqu'à 21h waxoon na ne dina ñëw bokk ci waxtaan yi mais ñu jeexal dara rek ci président mënul la ko bañ a laaj mooy situation bu nar a am assemblée nationale li tax ma insisté mooy da nga xam assemblée nekkoon fa président de groupe yàgg fay at ñu ne
assemblée dañ ko installé ci fan yi ñu jëm mënul ñàkk ñu ne doyen wu député yi fi mu nekk nii mooy président Abdoulaye Wade bi njëkk mooy xamuñu ba xam dina dem xëy na yow nga xam ci dara yow mi bokk ak moom parti xamuñu ba xam dina dem ñu ne bu demee su taxawee ne bu Khalifa Sall ñëwul assemblée bi travaux yi du commencé lan nga ñu mën a leeral ci loolu. waaw d'abord ci problème mu assemblée bi ak convocation bi nga xam ne xamaguñu kañ la mais président ñoo ko def xanaa du yàgg comprendre naa tamit raison yi tax defu ko woon ba léegi. parce que day organiser këram. waaw xëy na loolu moo gën tey moo gën organiser sa kër ba pare. def li ngay def sa gouvernement su ko ñëw assemblée moo gën. ay la yowén mais ensuite bu fekkoon ne takkoon na 12e législature bi vers le 13 le 14 décembre dafay daal di poser problème député yi fa nekk. sonn nañu de. boo leen fayee moitié salaire boobu bu ñu génnee dinañ sonn de ñu doon xaar weer wi de parce que ci weer wi dañ compter y a des problèmes pratiques. mais loolu lañ ko passé. kon salaire yi lañ bëggoon matal bu loolu mën na ci nekk man bu ma nekkoon à sa place loolu laay def. parce que dama leen xam dama xam seen ay jafe-jafe mais li gën a wóor. mooy que ci assemblée nationale bi ñoom il faut que ñu xam lan la ñuy wax. très souvent et très souvent nit ñi dañuy wax ba pare di escamoter affaire yi waxuñu ne le plus âgé des députés mooy jiite assemblée bi. loolu jar na leeral. dafa ne les plus présents. maanaam ñi ñu fal ñëpp. waaw ñi ñëw fekkee séance. ñi fa ci la ñuy xool ki ci mag. waaw ka ca mag ka ña fa teew. kookoo koy jiite. wuute na ak ki ci mag moo koy jiite boo ne woon ki ci mag moo koy jiite. bu ñëwul. du am élection du am. ñi bind texte yi binduñu ko nii rek comme ni ko gars yi di récité. déedéet dafa ne le plus ancien. le plus âgé des membres présents. Est-ce que Abdoulaye Wade dina bokk ci les membres présents. loolu nag xam nga xam nga Youssou Touré bëggoon na ñëw. waaw Youssou Touré bëggoon na ñëw. waaw. te xam naa ne bëggoon na ñëw. waaye dëgg bëggoon na ñëw mais xaw ma ko. wante li tax mu ñu du ñëw mais damay rappeler ñaari affaire. Abdoulaye Wade faloon na fi député plusieurs fois benn yoon mu yóbbu nit ñi ñaari yoon demul. wante woon bu ci nekk mën naa dem comme mën naa bañ a dem. waaw wante woon nañu jàpp ne ñoom ka fa nekk bu ñu toogee ka fa toog nekk fa te mag fa moo koy jiite. alors kooku nag. léegi bu ñu jàppee au cas où. scénario la ñuy def rek. Abdoulaye Wade dem. fekke ji mag ca mu présider séance bi mu def rappel député yi Cheikh Tidiane Gomis Sall Aïssa Diakhaté Moustapha Diop ñëw ba ci Khalifa Sall ñu ne ko néew fi mu ne na mbir yi dakk nañ ko jëli est-ce que mën na nekk. waaw ngoonte bi mu rombee Ablaye Ndiaye mi dem Makka. romb Jean Gomis mi nga xam ne dafay ngénte te ñëwagul tey lay tudd doom nu muy def. waaw problème la. moo lay wane yaa ngi koy def loo xam ne mënu ko def. xam nga kon mënu ko. waaw comme absent la. comme absent la président am na liberté xam nga liberté. dafa am limite. waxuma ne président Abdoulaye président ba fay nekk. man bu ma fa nekkoon xëy na nii laay doxale wala sax man ma doxale neneen lépp loolu. man bu ma nekkoon président séance bi mënoon naa jël yeneen disposition yoo xam ne yi je serai moins sage pour jël disposition yooyu. mais loolu ça dépend ci président ba. mais président bi lenn moo ko téye lenn. ñu fal président assemblée nationale. bu ñu falee président assemblée nationale rek. moom pare na ci. day koy woo. jox ko lenge yi dina fa def nag benn petit discours jox ko lenge yi kooku mooy àggali. leer na li ci des mais attends. bu fekkee ne président ba ñu fal nag nekk fa. loi bi aussi prévoir na ko de. président ba ñu fal te nekk fa. bu fekkee ne fal nañ ko ñu ne ko kaay jël fekk nekk fi moom day ngénte. wala dafa dem Makka wala dafa dem Rome. wala mu nekk ci soxla boppam bu boobaa président vice président séance bi. le doyen d'âge mooy continuer ba ñu fal vice président yi ak secrétaire yi. ak kese. ok leer na moom kay loolu lañ ci jublu woon président Doudou Wade dama lay gërëm bu baax encore une fois di la baalu ak ci déplacement bi di ci profito di baalu ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy classe politique bu Sénégal. parce que ñun souvent bu ñuy def chronique ci politique la ñuy gën di waxtaanee. te yenn saa yi nga waxee ci nii wala dalee mu dëng wala mu. nga xam ne à chaque fois que mu seetaan petit déj laa la wax. su ma ci defee chronique daf may woo wax ma lu mu ci xalaat su ci d'accord dama naan d'accord ma ak yow su ci d'accord ni ma ni nga ko waxee baax na te loolu dafa baax te pourtant man ak moom yàlla xam na ne su ma doon far ci parti tey du ma far ci dama lay yokkal non c'est kii dama la siy yokkal ni muy waxee ak yow ci politique noonu lay waxee ak man ci sport voilà daf ko xam sport daf may woo na ma
non d'accord ma bii ou bien ne ma lii bu ko Sénégal defee nangam nii ak nii ak nii ak nii parce que bul fàtte ne l'équipe le club le plus titré au Sénégal dama koy wax ki le plus titré la Jeanne d'Arc de Dakar moom ci la bokk moom mi ci foofu la bokk. macha allah jaajëfal bu baax. ma ngi jaajëfal yéen tamit. jërëjëf amoon mbégte trop ñëw di ànd ak yéen ci waxtaan bi encore une fois di baalu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di wax baal nañ ñëpp ak incha allah yal nañu yàlla may ñu fekk ko ay yooni yoon. yàlla yokk doole yi te yokk xéewali ci réew mi yëpp jërë ngeen jëf. yow itam yàlla bàyyi la fi suñu kanam. wéral jiite bi rafet na. dëgëral taxawaay bi maa ngi leen di gërëm bu baax a di lay gërëm bu baax Pape. di leen ñaanal yàlla parce que yenn saa yi dinañ nekk ci ay situation yoo xam ne xëy na bu ñu toog di leen déglu sax ci seen waxtaan ak yooyu dina indi un peu d'agrément parce que yenn ay dañuy toog aussi di wéet di nuyu ñëpp di nuyu suma njaboot suma soxna ak ay doomam ak samay gor ñi maa ngi leen di gërëm mais di gërëm particulièrement nag xam naa tey li ngeen def yëpp dinaa ko def tey dégg naa muy wax ki ko ñëwal mais man maa ngi gërëm suma sëriñ sa sëriñ waaw man suma sëriñ moo ma woo rek jël yére may ma ko ne ma solo li macha allah rafet na maa ngi koy gërëm di ko sant rafet na macha allah alhamdulilah Waly Wade jërëjëf bu baax